bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiiqiin abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziin ar-raabihiin amma ba'du qaala sayyidi cheikh Muhammad ibn Hasan ibn Abdullahi al-Shanaawi al-Faasi at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi fi ithaafil xillil wafi bi sharhi alfaazil hizbi as-sayfi wa qaala fil jawaahiri wa man qara'ahu arba'iina marratan li ihdaaril Xadir alayhi salaam yaxdur ilaa aaxirihi. kon Seydi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu waxee ñaata 57 voilà 57 ci njariñ yu nekk ci Hizbu Sayfi léegi mu ngi ñuy indil maanaam yeneen maanaam mais muy indi boo xoolee seetloo ci yi mu doon wax yu ci ëpp ci wàllu am na yu ci bari ci wàllu ay dog-dog yu dal nit àdduna la wala ay bëgg-bëgg yu muy sàkk ci wàllu àdduna ak yu mel noonu ginnaaw bi nga xamante ne Cheikh Omar moom radiyallahu anhu yi mu jotoon wax yëpp affaire àllaaxira la ak njariñ goo xamante ne plutôt ci àllaaxira la jëm daal ak ci wàllu yàlla ay day tax ñu jéggal la say bàkkaar day tax et cetera mu am yoolu koor weeru koor ku taxawul laylatul qadri wala nangami laylatul qadri et cetera voilà ak yu mel noonu day tax pour boo bëggee dajal yeneen moom boo bëgg a dajal et cetera ak yu mel noonu maanaam ci yooyu la ko ajoon léegi bii paa nag dina indiwaat loo xamante ne dafa aju ci wàllu àllaaxira même bu fekkente ne dina dellu si waat ci yenn yu aju ci wàllu àdduna dégg nga voilà léegi mu ne waqaala kon wax na fil jawaahiril xamsa fil jawaahir mooy al jawaahiril xamsa voilà bu Seydi Rasulullah ibn al-Attar radiyallahu anhu mu ne waqaala wax na kon fil jawaahiril xamsa dégg nga jawaahiril xamsa mu ne wa man qara'ahu képp koo xam ne jàng na ko arba'iina ñeent fukki marratan ci yoon li ihdaar ngir teewal al-Xadir Seydina al-Xadir alayhi salaam yaxdur dana teew Seydina al-Xadir alayhi salaam comme ni ñu ko xamee daanaka jarul présenté voilà jarul présenté al-Xadir dañuy su wolof yu bari dañuy wax xudar wala xular voilà Xadir alayhi salaam Xadir voilà en fait voilà yàlla na yàlla sàmm mooy comme ni ma waaj waxoon xanaa yow Louga dangaa jàngee Louga wane ko la tax mu ne ma ndax keroog bu ñu fi tooyee dangaa tudd turu koo xam ne moom loolu daal ñi jàngi Louga daal ñooy xam turu Xadir waaye loolu day après j'ai compris comprendre naa lan moo tax mu wax ko quoi voilà comprendre naa ko après aussitôt yaakaar naa waxoon naa la ko tax waxoon naa la li tax mu wax war ko wax xam naa après insha Allah yow laa ko wax d'accord waaw sa numéro laa ko wax voilà ala kulli xaal dégg kon léegi kon moom mooy Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam ci awliya yu mag yi mag a mag la bokk moom ci jëmmi boppam nag boroom xam-xam yi
dañuy wax ñii ne yenent la ñii ne waliyu la voilà ñii sax nee nañ buur la mais ala kulli xaal awliya yu mag yi li ñu gën a dëgëral te loolu la ñuy faral di wax moom mooy ne lan la waliyu la voilà waliyu la voilà ñu wax ne yenent la boo xoolee fi ñu koy teg ci dalil yi ñu koy teg moom mooy ne ni mu doxal na teg yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam maanaam parce que dafa xam yoo xamante ne yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam maanaam xamu ko ndax daf ko ba mu war ko jàngal ak yu mel noonu ak mu topp ko muy def yoo xamante ne yent yàlla Muusa alayhi salaam mbir mi da koy jaaxal voilà donc ñoom foofu lañ ko teg ak tamit lim ne abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina voilà jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu tukkee ci wa allamnaahu min ladunnaa ilma ba pare maanaam wa allamnaahu ñu xamal ko min ladunnaa ci lu tukkee ci ñun ilman xam-xam boo xamante ne xam-xam bu spécial la donc yërmande googu ñoom lañ tuddee ne nubuwa la mais yërmande la wax alxuraan waxul nubuwa gi yërmande la wax voilà ilman xam-xam googu nga xam te ne mooy ilmul laduni boobu tamit spécifique tekkiwul ne yenent rek moo koy am voilà tekkiwul ne yenent rek moo koy am voilà ndax ala kulli xaalin seen tegtal yi boo xoolee mën nañ koo tënk ci lii ñu jot a wax am maa nag lii tegtale ne waliyu la yooyu moom mooy yent yàlla Muusa alayhi salaam su doon yenent la maanaam su doon Seydina Xadir alayhi salaam yenent la kon yent yàlla Muusa alayhi salaam du ko diingat ndax diingat yenent dafa xaram voilà voilà et que bu yenent du nekk ci jamonoom ba pare moom war a taseeg moom te du xam ne ab yenent a ngi fi loolu tam du nekk voilà donc da ngay gis ne et puis beneen bi ci des moom mooy le fait que moom mun a yent yàlla Muusaa alayhi salaam suñu xam-xam yi maanaam ñun ñaar suñu xam-xam yi ñu yàlla jox du benn voilà du benn donc ce qui veut dire que ni yéen moom reconnaître na ne yent yàlla Muusaa alayhi salaam yor na xam-xam moom bu mu yorul moom et que moom tamit yor na xam-xam bu yent yàlla Muusaa alayhi salaam yorul voilà beneen bi ci des mooy yi mu doon def moo xam mooy xissa bu siiw la ci sootul Kahfi walla Alxuraan nettali ko ci digganteem ak yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam voilà kon moom boo xoolee le fait que yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam wax ne maanaam ñu gis ne maanaam le fait que moom mu def lu bokkut ak yent yàlla Muusaa alayhi salaam ne mu jàppoon mooy ne loolu du ab wàññeeku xaqiqatan ci yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam maanaam parce que mën na ko gisee ci ñaari angle bu njëkk bi moom mooy yent yàlla Muusaa alayhi salaam xàmmewu ko woon te loolu maanaam xamul woon xam-xam bi mu yor wala boog ou du moins maîtriser wu ko woon mais loolu tegtalewul ne moom moo ëpp xam-xam yent yàlla Muusaa alayhi salaam parce que yent yàlla Muusaa alayhi salaam yenent la budul woon dara itam ci ulul azmi yi la bokk ulul azmi minar rusul maanaam mooy juróom ñi nga xamante ne ñoo gën a màgg ci yenent yi alayhi salaatu wassalaam ci lu ñu joyal donc sikk nekkul ci ne moo ëpp xam-xam fopp mais mënuñu leen comparer ak Seydina Xadir alayhi salaam sikk nekkul ci ne moo ko gën a kawe ci maqaama ci yàlla tamit loolu sikk nekkul ci mais rek borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy xamal ne ko am na koo xam ne xamal naa ko loo xam ne parce que histoire bi ni mu tàmbalee comme ni ko xadis bi waxee Sahih Imam Bukhari mu ngi ci rahmatullah alayhi yent yàlla Muusaa alayhi salaam daf doon xutba bi muy xutba ba mu yàgg benn waaye ñëw laaj ko ne ko kan moo ëpp xam-xam ci àdduna bi sans hésitation man la xanaa voilà loolu la ko borom bi doon wax nag ne ko am na suñu benn jaam Abduna Xadir suñu benn jaam Xadir alayhi salaam demal ci moom dana la jàngal loo xam ne voilà
voilà moo tax moom lan la ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda est-ce que mën naa laa topp est-ce que mën naa laa topp su ko defee nga jàngal ma ci li la yàlla xamal te muy ak njub dégg nga wax ji maanaam su doon c'est que loolu su doon tubaab danaan pourrais-je me permettre voilà pourrais-je me permettre wala permettez-moi de vous suivre voilà afin gis nga d'acquérir de vous hein voilà une science voilà la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyée voilà. En tant que guidance ou rectitude donc gis nga c'est-à-dire que le fait que ñu permet maanaam façon waxin bi gis nga hal attabi'uka est-ce que maanaam mën naa laa topp maanaam voilà maa ngi ñëw gis nga façon wax mi teggin googu ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda voilà. léegi par rapport ak moom ak tubaab bi ku ci ëpp teggin. non maanaam waxu li ma ci wax maanaam wax ji mooy ni mu waxe moom ni mu waxe bu doon tubaab nee lañ koy firi loolu laa wax. voilà il faut nga concentré wu. fokk ngay concentré wu. daa ngi concentré wu. waaw kay. loolu bëgg a xam rek. waaw kay. fokk ngay concentré wu. dégg nga kon xoolal c'est kon ni mu wax Seydina Xadir alayhi salaam voilà maanaam léegi Seydina Xadir alayhi salaam wax yent yàlla Muusaa alayhi salaam maanaam ñaan gi mu ko ñaan loolu maanaam façon bi mu ko waxee voilà day wane ni mu maanaam teggin day wane tamit kuy sàkku xam-xam teggin yi nga xamante ne moom la war a am maanaam ni muy voilà ni muy approche bi muy ñëwee voilà approche bi muy ñëwee léegi yent yàlla Muusaa alayhi salaam kon gis nañu ne Seydina Xadir alayhi salaam kon bu ñu gisee ni dafa yor xam-xam boo xamante ne bokkut ak bi yent yàlla maanaam am na partie wu xam-xam boo xamante ne yent yàlla Muusaa alayhi salaam yoru ko loolu mën nañ ko déggee noonu et que loolu la doon jàng si ci moom mais tekkiwul ne moom moo raw yent yàlla Muusaa alayhi salaam en aucun cas parce que yent yàlla Muusaa alayhi salaam li ñu xam mooy moom ulul azmi yi la bokk maanaam te tey même bu ñu jàppoon ne Seydina Xadir alayhi salaam yenent la sax même bu ñu jàppoon ne yenent la sax ba tey yent yàlla Muusaa moo ko raw alayhi salaam loolu benn maanaa la et que dafa am benn partie wu xam-xam boo xamante ne yàlla da ko nëbb ci Seydina Xadir alayhi salaam moom la doon wan yent yàlla Muusaa ne lu ma la manti may ci xeeti xam-xam tamit mën naa yor loo xamante ne ci xam-xam dama koy nëbb ci keneen voilà loolu rek lañ ci mën a dégg et que Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam comme ni ko awliya yu mag yi wax ñoom Cheikh Abdou Aziz Dabakh Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu et cetera mooy ne Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam waliyu la et que te xoola subhaanallah xoola Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu bi mu naan muy wax ci Seydina Xadir alayhi salaam naan wuute yi ci borom xam-xam yi wuute ñii naan yenent la ñii naan voilà maanaam déjà ci waxu yenn mun loolu la njëkkee ci waxu yenent yi sax ne yenent la wala du yenent sax dañ cee wuute après mu ne est-ce que waliyu la wala sax buur la loolu sax encore beneen wuute la mais yow waxal ne rek waxal lan ne nit ku sell la loolu moom boo ko waxee nit ku baax la woon loolu daañ la dëggal te danga am xorma loolu moom di nga wax yëpp day nekk dëgg voilà amma wilayatuhu aw kawnuhu malikan qul innahu saalihu tusdaq wa tahtaram voilà maanaam loolu di def la dëggal te dana jox xorma voilà mais xaqiqatan waliyu la du yenent voilà alayhi salaam léegi moom
dafa yor maanaam maqaama afraad yi ci xeetu yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam maqaama qutbu yi la yor voilà c'est-à-dire kon comme ni qutbu zaman di mel ci jamono ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Xadir alayhi salaam maqaama ñooñu la yor voilà loolu moo tax mu amoon yenn xam-xam yu spécial yooyu même boo xoolee Seydi gisoon nañ ko ci bi ñu tollee chapitre 10 bi Irshadul Talibin Irshadul Talibin ñeent fukki ak maanaam ñeenti téeméer ak ñaar fukki ak benn muy 421 xam-xam yi nga xamante ne moom xam-xamu aarif billaahi la alayhi salaam ni moom imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu voilà moom dafa wax ne yii xam-xam yi xam-xamu Seydina Xadir la alayhi salaam maanaam yii et que wàllu yi xam nañ ko maanaam voilà kon xam-xam la yu jógee ci Seydina Xadir alayhi salaam et que wàllu yi xam nañ ko voilà mais loolu moom moo tax le fait que mu bokkoon nag ci afraad yi moo tax neexutoon a xam ne et que moo tax mu yor xeetu xam-xam boo xamante ne dafa particulier ci ñoom voilà mooy voilà ulumul muhammadiyya lañu tuddee al ulumul muhammadiyya loolu lañu tuddee 111 lañ et que afraad yi 72 lañ ci am voilà et que voilà même xutbu yi sax duñ ci am loolu xutbu yi gën a fort sax duñ ci am niveau boobu duñu am niveau boobu voilà. ñan ñooy 111. xam-xam yi nga xamante ne moom mooy xam-xam yu spécial yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà et que afraad yi ñoom 72 lañ ci am xutbu yi gën yaa mag a mag a mag duñ ci am lu tollu noonu voilà à part ñu néew a néew ku mel ne Sayyid Abdul Salam ibn Mashish radiyallahu anhu moom moo ci amoon 72 yooyu mais sinon même al imam Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu ak ni muy foor ni muy nekk xutbu bu mag yépp 71 la ci am voilà afraad yi ñoom am na 72 dégg nga léegi kon moom loolu beneen la beneen mbir mi nga xamante ne nag moo ci làqu te boobu tamit bu beneen position la bu mat a bàyyi xel parce que beneen wax la beneen maanaam mashrab la daal maanaam voilà nuñ ko mën a tudde maanaam mashrab la wala ñu ne fahmu la ak voilà dégg-dégg gu am solo ci diggante ci ñeent Yàlla Musaa alayhi salaam doxalee ak moom mooy mais yent Yàlla Musaa alayhi salaam en tant que yenent gën ko fort gën ko kawe moom dafa xamoon yeneen façon doxalin yoo xam ne bu ko defoon moo gën a approprié que kii li mu def que Seydina Xadir alayhi salaam li mu def te loolu doon na dox c'est-à-dire que par exemple bi mu rendee xale bi Seydina Xadir alayhi salaam rendee xale bi par exemple Seydina Musaa alayhi salaam pour raison yi mu wax nee na parce que xale bi day màgg te bu papaam maanaam ak yaayam ay jullit leen ay gëm nañ te dañ koo bëgg bu ko rendee léegi day tax ba xale bi du màgg bu ko defee day dem àjjana papaam ak yaayam dañuy dee ci ngëm yàlla dem àjjana moo gën ma bàyyi ko ba muy màgg parce que su màggee papaam ak yaayam dañ ko bëgg te xam naa ni bu màggee day nekk yéeféer te day entraîner papaam ak yaayam ci kéeféer googa looloo tax mu fekk xale bi di foog yeneen xale yi ma ñëw xëcc ko génn paaka rek rendi mais ça veut dire que pour sauver ko ba pare sauver parent bi mais voilà comme cas de figure boobu par exemple Seydina Musaa alayhi salaam da ko maanaam da nga gis ne da ko ŋàññe waaw laqad ji'ta shay'an nukra li nga dikki nga dëgg nag mbir moo xamante ne moom mais lu siboo ngoog lu doy waar a ngi nii maanaam lu ñu ŋàññ mu ngi nii moom nga def donc mashrab bu njëkk bi wax naa la ko maanaam benn xeetu dégg-dégg maanaam benn xeetu gis-gis bi ci mën a ne beneen xeet bi mooy ne yent Yàlla Muusaa alayhi salaam moom am na possibilité en tant que yenent xam na noo xamante ne pourtant su ko defoon xale bi bu màggee du nekk yéeféer te du entraîner parents yi ci yéeféer maanaam mu sauver ko sauver kii donc boobu tamit beneen gis-gis la maanaam beneen mashrab la ci mbir mi maanaam beneen xeetu analyse déduction analyse voilà ci mbir mi voilà
donc ala kulli xaalin mais moom ala kulli xaalin Seydina Xadir alayhi salaam ak lu mënti xew ku yéeme la ci wàllu yu mag yi la bokk ba pare tamit dafay dund ba léegi d'ailleurs moom bi muy jàngal al-Hakim waaw al imam al-Hakim at-Tirmidhi wax mu boobu Musabba'atul Ashr Seydi Ibrahim at-Tamimi Seydi Ibrahim at-Tamimi radiyallahu anhu mais kan nga wax yow sax Ar-Riyaahi taalibi Cheikh waaw kay mënul nekk moom voilà c'est impossible voilà chronologiquement voilà Seydi Ibrahim at-Tamimi radiyallahu anhu rahimahullah bi mu koy jàngal Musabba'atul Ashr daf ko wax ne ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba mu koy jàngal bu ko Seydina Jibril alayhi salaam di jàngal dama fa romboon voilà et cetera et que voilà dund na ba voilà dund na période yooyu yëpp dund na période yooyu salama dafa naanoon maa'ul xayaat boobu maanaam ndox la boo xam te ne ku ko naan dootoo deewati voilà c'est ça. voilà mooy sama sëriñ bi. waaw da ko naanoon voilà c'est ça. voilà et que ku ko naan dootoo dee. sëñ bi waaw voilà dégg nga léegi ndox moom la naanoon voilà alayhi salaam donc bëri na wàllu yoo xamante ne moom da leen di fréquenter da leen di jàngal voilà bëri na trop moo tax même suufi yu mag yi dëgg ñoom ñëpp presque wala ñoom ñëpp rek jànge nañ ci moom voilà jànge nañ ci moom jotaayoo nañ ak moom nekkandoo nañ ak moom et cetera voilà donc Seydina Xadir alayhi salaam voilà bokk na ci jagle bi liñ ciy wax voilà siratu tamrid mooy ne fu ñu tuddee turam rek c'est parce que dafa romb voilà c'est parce que dafa romb loolu bokk na ci li ñuy wax mu des nag ndax la waaw kay ndax wér na voilà waaw wér diw ma ko mais du ma ko affirmer aussi parce que leeruma voilà voilà aywa léegi nag kon moom dafa bokk ci njëriñal ci Hizbu Sayfi mooy ne képp koo xam ne dangaa koo jàng ñeent fukki yoon ngir bëgg Seydina Xadir alayhi salaam teew yaxdur dana teew waaw soo ko jàngee 40 fois pour mu teew dana teew voilà aywa qultu nee na man ma ne kan mooy wax boroom téere bi voilà boroom téere bi Seyd Muhammad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan voilà radiyallahu anhu nee na man ma ne wala xudurihi ñeel na ak teewam moom Seydina Xadir shurutun ay charte ruhaniyat yu ak aju ci ko jug ruux wa mujaahadatun ak jullit dayo coono maanaam un combat donc dafa am ay conditions d'ordre spirituel ak un combat cela nécessite voilà un combat une lutte maanaam nit ki ak maanaam yitte gu bari yu muy def ay quand même ay effort spirituel aussi voilà maanaam du voilà taseg Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam du nu ndaw faut pas croire que c'est que en fait gis nga mboolem yooyu noonu du yu ndaw donc dafa laaj effort
loolu moom moo tax même di ko ñaan sax borom maanaam awliya yi seen biir ñu wuute ndax teggin la wala du teggin c'est-à-dire que comme tey ne dama bëgg a gis yent bi sallallahu alayhi wasallam ma koy ñaan loolu ci jëmmi boppam dañoo wuute ñenn ñi ne baax na ñi ci des ne déedéet du teggin sax nga di ko ñaan lu tax parce que dafa laaj d'abord benn aptitude spirituelle voilà daf ko laaj ba pare dafa laaj tamit nit ki am nu mu mel day maanaam di effort un combat boo xamante ne moom lay def sinon di tase ak ñoom maanaam tase ñu mag ñoom sans cette aptitude boobu sans condition yooyu noonu mën na jur lu bari loo xamante ne ay voilà mën na bañ a gën ci nit ki dëgg-dëgg parce que mën na waral ci moom ay xeeti yenn ñàkk teggin yi ak yenn xeetu doxalin yu doy waar yoo xamante ne après conséquences yi day màgg te même bu dee da nga gént même bu dee da nga ko gént après conséquences yi dana la topp parce que ñoom gént leen réalité la ndax ñoom gént leen réalité la donc dafa am d'abord benn aptitude spirituelle bu mu laaj dafa am yitte bu mu war a laaj il faut que nga nekk koo xamante ne d'abord da ngay am benn comportement spirituel voilà et que sa ruux àttan ko sa ruux àttan yooyu xeetu feeñu parce que attention gis nañ ko yaakaar na fan ci Kunûz la woon en fait nit ki mën na gis lu maanaam lu ko ëpp doole xel mi yëkkati ko ci saa si xel mi yëkkati ko parce que àttanu ko maanaam voilà àttanu ko boobaa day daal di bokk ci oqala majaani bi mooy ñi nga xamante ne boroom xel yu ñaw lañ ni mais pourtant ay dof lañ c'est-à-dire que dinañ mën di wax ju rafet wax ju leer ni de temps en temps mais duñ ko tey et que besoin primaire yi rek la ñu mën a def comme animaux yi niñ mel voilà buñ séenee oto nar leen a fiir dinañ daw comme animaux yi bu ñu xiifee dinañ wut lu ñu lekk comme animaux yi et cetera bu ñu gisee kàmb nar cee daanu dañuy taxaw comme animaux yi mieux que après ay dof lañ c'est-à-dire que duñu yorati comportement bu normal seen wax dootu jaarooti seen kii ak yooyu bon parfois nag ñu wax yu am solo lañu parce que en fait ay wàllu yu lañ parce que en fait dafa am lu leen feeñu am fatx bu leen arrivé benn bunt bu leen yàlla ubbil ñu jàkkaarloog loo xamante ne seen xel àttanu ko xel mi yëkkati ko àttanu ko donc voilà donc yooyu dafa laaj lu baree bare voilà moo tax ñu bari ngay gis ni ñuy sikar yenn tur yi wala yooyu après am na ci voilà ñu jékki-jékki rek xel mi doot fi nekkati voilà voilà donc yooyu yëpp ça arrive yooyu yëpp il faut faire très attention par rapport ak loolu voilà donc loolu su adab bon et puis tamit maanaam déplacer bon entre guillemets déplacer kilifa yu màggee noonu pour rek le simple fait que pour son simple plaisir de gis leen loolu su adab la xam nga fi mu toll tey waxuma la natt ko rek ci tey ñu ne président de la République nga bëgg mu déplacer wu ñëw seet si la sa kër. pour le simple plaisir dama bëgg gis président. ça va pas être facile.
waaw non seulement façon mais su maanaam xeetu ñàkk teggin la. voilà ak président li mu yàlla yëpp ci responsabilité mu war a bàyyi yitte bi ñëw di la seet si. voilà donc même bu dee am na différence tout de même ndax ñoom en fait voilà dañoo kii quoi dañoo amuñu temps tënku leen ak espace. mais ak lu mënti xew am na xeetu suu adab googu maanaam xeetu ñàkk teggin googu. bon loolu mais loolu benn gis-gis la ci mbir yi. voilà gis-gis la ci mbir mi am na nag beneen gis-gis mooy ne loolu li muy mën a indil nit ki ci xeeti njariñ ak ay xeeti leer yu mu koy ràng après ak ay secret yu muy def ci moom ak jegeel gi mu koy jegeñal boroomam moo tax loola lu mat a sàkku la voilà d'autant plus que ñoom temps avec espace bi tënku leen et que dañu am xeetu itlaq boobu maanaam absoluité boobu nga xamante ne amul dara lu leen tënk et que maanaam du leen gêner benn yoon du voilà mais ala kulli xaalin ak lu mënti xew ñaari mbir yi ñaari xeetu wax yi yëpp mat naa bàyyi xel voilà et que nit ki daal ala kulli xaalin war na balaa muy ñaan lu mel noonu quand même mu gis ne voilà tey imaginer yaa subhaanallah da ngay gis nit koo xam ne buñ dee julli wala ñuy xadara wala ñuy wasifa mën na am comportement bu ko neex mën na tooge lu ko neex mën na nekk ci lu ko neex mën na xalaat ci lu ko neex maanaam mën na am comportement bu ko neex bu ñu toogee ci jotaay yu mel nii tamit noonu mën na am comportement bu ko neex et pourtant il suffisait que ñu ne maire bi moo fi ñëw maireu dëkk bi wala consul bi wala préfet wala ñu ne président de la république moo fi ñëw bu fi nekkee mu correct bu fi nekkee mu correct wala ñu ne sëriñ diw moo fi ñëw maanaam boroom tur la ak sant boroom tur ak sant sàngam moo fi ñëw maanaam waxuma ko pour tuutal ko mais li ma bëgg a wax mooy tur bi ak sant bi lañ gën a jox gëdd que li mu représente ak li mu doon bu ñu toogee wasifa nga gis ñépp correct ah wala ñuy xadara ñépp correct li may wax ñun ñépp xam nañ li may wax voilà voilà li may wax ñun ñépp xam nañ ko mais imaginer nit ku mel noonu nan lay prétendre xaqiqatan ci di bëgg a gis ñu màgg ñooñu nga xamante ne mooy ñoom yenent yi alayhi salaam wali yu mag yi ku mel Seydina Xadir alayhi salaam ak ñeneen nan la koy prétendre concrètement alors que moom ci jëmmi boppam teggin yi gën a élémentaire ci jotaay boo xamante ne borom bi lañ fay tudd mu leer ko ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam day teew munul am teggin boobu lu dul ne balaa muy mën a toog jotaay bu sell mu mën a toog maanaam am maanaam soigner image am rek mooy kilifa daf fee teew bu bokkul ci ñi mu doon yàgg gis kooku nan xaqiqatan nan la mën a moom leer na ko ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay teew parce que gëm na ko xam na ne bu ñuy wasifa bu ñuy xadara Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay teew xam na ko xam na ni xulafaa ur-rashidun dañ fi teew xam na ko xam na ni Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dafay teew xam na ko malgré loolu amul benn respect ci jotaay bi aucune ca la mu nekkoon ci lay ne ci ay doxalinam ci ay xeeti kiiwam ci ay pensées ci ay xalaatam voilà changer position yu dul jeex
gestu fu ko neexee reetaan fii siiñ kii piis këla et cetera kan lañu yàlla sàmm te leer na ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi amul benn teggin par rapport ak moom xam nga lan moo tax amul respect boobu c'est parce que da ko gisul daf ko gisul moo tax voilà alors que kilifa googu ñuy tudd maanaam boroom tur ak sant wu rëy wa kooku moom bu ñëwee teew gis na ko léegi nga gis lépp changé da nga koy seetlu ci jotaay bi da nga koy seetlu gars yi da ngay gis ni xaw firi kii nga di mais il suffisait que kenn kilifa la kooku de kilifa la dëkk sàngam lay jóge wala yooyu rek bu ñëwee toog rek da ngay gis jotaay bi mel ni du même jotaay bi maanaam ni ñuy respecté jotaay bi ci wasifa bi wala xadar da ngay gis da ngay yéemu ci yàlla ni gars yi est-ce que mën nañu lii yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm te pourtant de ki ñuy zikkar kenn la ki ñuy tudd kenn la mooy kan déedéet ki ñuy tudd ki ñuy zikkar xadara kan la ñuy tudd Allah voilà yàlla ci teewaa man voilà c'est-à-dire que da nga war a teewal sa xol sa xel ak sa cër yépp ci jotaay bi ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu bu doon sooy wasifa wala ngay xadara ngay zikkar si karu yaa ngi teewal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla xam na ni danga koy gis boo ko gisul ak bët yi di nga ko gis ak sa bëtu xol obligé danga koy gis waaw te dalay maanaam di ngay gis tamit ni muy zikkare à travers yow moom ci boppam nga gis ni mu nekk secret bi nekk ci sa biir di sikkar en fait ngay jëkk gis ne ndekete liy sikkar ci yow mooy moom mi ci yow maanaam partie wam moom bi ci yow mooy sikkar voilà nga gis àdduna bi yépp ni muy bokkee di sikkarandoo ak yow àdduna bi yépp ni mais loolu il faut nga tàmm ko boo ko tàmmee da ngay gis loolu nga gis àdduna bi yépp ni muy sikkarandoo lépp nag voilà ngi sikkar allah allah nga gis dégg àdduna bi yépp di sikkarandoo allah boobu ñépp mais loolu ko distrait du ko dégg ko distrait du ko yëg du ko xam il faut que ànd ak concentration boobu waaw léegi teggin yooyu soo ko mënul am xaqiqatan mi voilà nan ngay prétendre bëgg leen a gis parce que gis leen dafa laaj doole yor wax bu mag du en fait gis leen tekkiwul non du comme benn Modou Ndiaye moo romb fii nga gis ko de du lool de et que Modou Ndiaye nii la mel damaa bëgg gis Modou Ndiaye dem si dafa xees dafa lii dafa njool dafa da du lool de ñoom bu ñuy ñëw dañoo ànd ak benn leer gu am dool ak charisme maanaam benn tëyu ak màggaay gu mag goo xamante ne moom lañ àndal ak taar gu jéggi dayoo boo xamante ne suñu ñëwee soo leen gisee noonu la ñuy téye sa xel ak sa xol ak sa lépp lu nekk ci yow noonu lañ koy capturer dañ koy capturer voilà saisir ko am ci emprise bu mat sëkk ce qui fait que soo spirituellement soo ko àttanul sa xel day yëkkati ko ah oui soo ko àttanul voilà
waaw man nga cee daanu xëm ñii ngi kii gisooloo souvent xoolal al-Busayri radiyallahu anhu gisoo moom bi mu kii même bi muy gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy yeggalal bayit boobu dafa xamoon voilà loolu la du lu simple la du comme li ko ñu bari yaakaar waaye gis naa diw rek ñeefe ne gis sa gis affaire bi demewul noonu de voilà voilà moo tax lu ëpp ci ñoom dañuy nelaw maanaam lu ëpp moo tax ngay gis ne lu ëpp ñuy gis kilifa yooyu day fekk ñu nelaw maanaam seen yëg-yëg yi yaram yépp nekkatu fi ce qui fait que ci seen xol mooy dugg ci xayal alamul xayal bu ko defee maanaam ñoom maanaam mooy barsax alamul barsax bu ko defee seen xol bu duggee barsax ñoom ñi nekk barsax ñoom it ñu taseeg ñoom ci àdduna boobu voilà ñu gisee loolu tax ñu ëpp ñu koy gis ngay gis ci gént la ñuy gis ñooñu mais bu dee dans la réalité nii am na ñaari façon am na bi nga xamante ne da nga koy gis mais nit ki day nekk presque ci inconscience c'est-à-dire bu waxuma ñi xëma ñi nga xamante ne affaire bi dañu ñëw gis ko rek xëm comme Mawlaay Mawlaay Souleymane radiyallahu anhu bi ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu di yoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa daanu xëm moom tamit am na beneen mooy bi nga xamante ne nit ki da koy gis ànd ak toutes ses facultés voilà mooy day am benn comme day nekk comme si dafa inconscient en fait c'est-à-dire que du xam day mel ni comme si kuy gëmmentu voilà mel ni day gis dara mais du saisir réalité wu maanaam du saisir réellement li mu gis lu dul su événement bi jeexee voilà day mel ni ku nekk ci diggante yeewu ak nelaw voilà comme noonu boo dee comme noonu lay mel day gis mbir mi di wax ak ñoom di tontu ñuy tontu muy wax ñuy tontu et cetera wala boog mu gis leen rek ñu def ñu am lu ñu def wala lu ñu ko wax wala lu ñu ko jàngal wala lu ñu ko xamal wala lu ñu et cetera ba mu gis nii bu toog na dégg na gis na jàpp na saisir na yëpp xew na événement bi yëpp li ci xew yëpp takk na ko xam na lépp bu jaree sax bu fekkente ne même dañuy dox di dem ñuy dox ànd dem dikkaat yëpp dana ko def ci mouvement boobu mais du ba tey maîtriser wul dara moom maanaam maîtriser wul situation bi amul dara lu mu ci maîtriser moom daal xew-xew bi dafa maanaam moom maful la complément d'objet rek la dañ ko voilà complément d'objet la ci événement bi comme tey bu doon gént te xamul ne mu ngi gént voilà ba lépp ba pare nga xamante ne amul dara lu mu ci contrôler ba événement bi jeex nag mu doog a rendre compte que ni lii xew na maanaam muy doog a rendre compte que ni ndekete man léegi dama gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa gis mu wax ma nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñu ànd place sangam ak sangam ñu def nangam ak nangam et cetera maanaam kon moom maanaam ba affaire bi jeex du saisir maanaam buñ demee ba pare nag voilà waxat waaytu voilà voilà léegi nag takk na mu daal lépp nag gravé ci xolam mu mel ni comme benn leer bu ñu gravé ci xol bi mu nekk ay événements yu mu saisir ay compréhension ay fat voilà affaire yi ubbeeku mbir yi leer ci moom mu comprendre li mu comprendre mu jàpp lépp takk ko loolu benn façon la voilà am na beneen façon mooy comme tout simplement comme ñun ni ñu nekkee nii c'est-à-dire que mu nekk ne moom day am mais ñooñu en fait day mën a saisir lépp comme maanaam c'est comme si rek ñun ni ñu nekkee nii daal voilà nga xamante ne lii xew yi lii dañ koy contrôler dama lay mën a wax lii nga kii ma bon après ma réfléchir wax li ma lay wax nga def voilà comme noonu loolu tamit mën na ne boobu façon tamit mën na ne mais boobu il faut que nga am doole bu mag a mag kooku du ñëpp ñoo ko mën loolu ñëpp mënuñu amuñu doole boobu voilà beneen bi bon maanaam déjà bu njëkk bi ma la wax léegi rek du ñëpp am doole boobu même bu fekkente ne da nga dugg da ci inconscience la quand même ci yaqaza la c'est-à-dire que du nelaw
du nelaw malgré tout voilà donc dafa laaj benn doole niveau spirituel ak tamit benn ay effort yitte voilà nit ki dafa yooyu yëpp dafa laaj moo tax mu ne la pour teewal Seydina Xadar alayhi salaam maanaam teew Seydina Xadar alayhi salaam dafa laaj loolu bul yaakaar ne da ngay toog maanaam voilà jàng nga say 45 jours rek voilà et que teew na voilà même bu fekkente ne loolu lañ ci wax quoi mooy comme li ma sañ ma wax ci salaatu nabi boobu di indi xaalis voilà waaw mais yéen man c'est que dama gis ci waaw mu ne téere sàngam quoi loolu ci gis daal ne Seydina Cheikh radiyallahu anhu dafa am ku mu joxoon 70 salaatu ala nabi bi quoi pour léegi muy génne waaw après mu toog si jaada bi mu ko defee ba pare yëkkati si jaada bi xaalis génn mais man dama koo def te dara génnul yëkkati doom mais daal dara génnul waaw léegi man doon laaj nag ndax dafa am yoo leen ci làq wala dafa am ndigal bu ci laaj wala man de yooyu moom yooyu moom loolu moom bu demee woon noonu moom xamu ci lu bëri. loolu bu fekkente ne ku ko mënti def loolu lay indi kon day kon ñu bari am nañ xaalis waaw kon ñu bare en tout cas jotaay bii moom pauvre dootu fi amati ku amul waaw ku ñàkk moom dootu fi amati moom mais mbir yi dafa woowe foofu noonu voilà même yi ñuy wax am na zikar yi ñuy wax lii ku ko def da ngay gént yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak yooyu mais da ngay gis ñu bari dañ koy def lu ñuy wax def naa ko mais gisuma dara parce que dafa laaj ay conditions préalables bon maintenant nag il faut que mu am benn affaire quand même boo xamante ne lu mat a wax la mooy xaqiqatan maanaam en toute vérité yu mel noonu dëgg bu ñu xoolee mbir mi dëgg ajuwul ci nit ki ci boppam mayu yàlla la rek lu yàlla di maye la ndax amul ñi koy gis ñi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ñi tamit léeg-léeg ñu tëdd pourtant ci place boo xamante ne laabul te yoruñu njàpp te pourtant dañ koy gis léeg-léeg conditions yi ñuy wax yépp naan naa nga maanaam fan yooyu fekk fan yooyu sax nekkul fan yi nga xamante ne ci lañ gën a góor-góorloo ci seen wàllu diine ci lañ gën a zikkare ci lañ gën a fonki julli yi fonk jàkk fonk ki et cetera du sax fan yooyu lañ ko gën a def te fan yooyu la ñuy gën a bari luñ koy gis loolu rek da day am et cetera bon bu dee wàllu laab geeg yooyu kii yépp ndeysaan am na ci benn mbokk bu ma ci waxtaana benn bés dafa bëgg ma koy jàngal léeg-léeg ñu ciy wax ni ma koy jàngal yenn xadiis yi quoi benn jour mu ne moom dama la mës a dégg ci sa benn waxtaan yi ngay wax ne xaw ma ban saaba am na benn jour dafa amoon janaaba ni dem yenn bi sallallahu alayhi wasallam ne ko walla lan moo tax nga kii ma quoi nga gisatuma la mu ne ko dafa amoon janaaba ma ne ko waaw effectivement kii la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daal na tam Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu ci xadis bu nekk Sahih Imam Muslim bon bu dee bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu boobu moom ci ñaar Sahih yi la nekk
ne dafa gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaw mu ne laqaytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi ba'd sikakil madina fan janastu wala ci beneen fan tajastu ci beneen waaye fan baxastu et cetera mu ne voilà maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam dama tase moom kon ci benn mbeddu madina yi daal nee na ma làqatu ko dem kii nee na bi ma laajee lan moo tax mu ne ko man dama anama inni kuntu ala janabatin wa astahyi an alqaka ala ghayri tahara man dama amoon janaba te dama rusoon amoon kersa ci jotaayoo ak yow ci dajeek yow fekk aw moo laab mu ne ko subhanallah innal mu'mina la yanjus ci benn riwaaya subhanallah innal muslima la yanjus voilà subhanallah mooy comme ni wax subhanallah ki gëm dëgg du sobewu donc ce qui veut dire que ni bi ma ko waxee loolu nag subhanallah mu ne moo déjà première chose bi mooy moom ni mu comprendre leen waxee ni sa salam maanaam ni mu comprendre mu ne ah d'accord kon du sax réprimande en fait voilà teggin gi quoi teggin gi mu doxal ak yooyu après mu ne moom tamit mu ne ma subhanallah yent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wasallam ne ma parce que man mii xam nga dañuy wax ne kuy gis yent bi sallallahu alayhi wasallam da nga war a am njàpp tëdd fu laab yooyu mu ne ma man mës naa ko gis génn guddi goo xamante ne fekk booba man dama amee woon janaaba te gis naa ko ci guddi googu ma gis ko ma ne ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ñaanal ma sopp la mu ne ko man sopp naa la voilà alhamdulilah voilà ko mais loolu effectivement loolu day am waaw yu mel noonu léegi janaba bi mooy pas amul si il était pas propre du tout. waaw mais saxaaba yooyu lool dañu amee woon janaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni leen garaw tooga jotaay ak man fekk da nga amee janaaba garaw parce que yéen doo leen sobewu ndax jullit ngeen maanaam jullit so am déedéet nekkoo leen ñu sobewu c'est-à-dire que amee janaaba ak kii tekkiwul ne dangaa sobewu. man bu ma amee janaaba je me permets toog ak yéen fii voilà. waaw mais problème bi mooy bu heure julli jotee julli da lay war. julli da lay war mën a julli. da nga ankay da ngay sangu farata. da ngay sangu farata bu julli jotee maanaam julli rek. julli moment julli feek julli gi jotagul. sangu farata du la war. waaw ku amee janaaba feek julli jotagul sangu farata du ko war voilà. mënoo def wasifa yi tamit. déedéet. wasifa yi doo ko def voilà dégg nga dégg nga kon loolu dégg nga pour ñu de léegi yent bi kon sallallahu alayhi wasallam loolu la tamit voilà voilà maanaam ñooñu gis leen ñu mag ñooñu radiyallahu anhum yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gëneelug yàlla la xaqiiqatan boo ko tegee ci domaine natt ko ci ay seet ak ñàkk seet. non ci ay conditions yoo xamante ne sa bopp maanaam ci wàllu sa góor-góorlu lay aju rek. da ngay nax sa bopp. dañuy gis nit koo xamante ne. moo gën a topp diine gën cee sàmm gën a nekk ci lu baax. keneen ki alors que kooku kenn ki ñu gën a baax gën koo kawe sax. et cetera kooku tout le temps day gis yent bi sallallahu alayhi wasallam alors que kee du ko gis. loolu ngëneel ak yàlla la yàlla mooy jox ngëneelam ku ko neex. loolu ci ngëneelug yàlla rek la mais
le fait que kële tamit yàlla di ko wërsëgal muy gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu mooy wane ni spiritualité am naturellement yàlla daf ko tëggee noo xamante ne ngëneel googu daf koy mën a yaram maanaam ndax la joo xamante ne dafa approprié pour loolu loolu tamit ngëneelu yàlla la moom du ci dara yàlla mooy may nit ku ko neex lu ko neex mën na jël nit koo xamante ne ci biti nii xëy na nit ñi dañuy mën a yaakaar ne taxu koo kawe noonu alors que spirituellement kawe la nga gis nit koo xamante ne spirituellement nii maanaam façon yëg-yëgam yéeg doxalinam yéeg gisi ne dox maanaam spirituellement dafa kawe torop mais mësta gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam giiru dundam musul gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma laa muy gis Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wala waa Yonent bi mus ko gis sallallahu alayhi wasallam loolu day am loolu yàlla moo koy def ñàkk gis Yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam tekkiwul ak wàccuk martaba ak doyadi ak maqaama tekkiwul loolu gis ko tamit tekkiwul ne yaa gën a kawe ñi ci des maqaama de mais dina tekki ne am na ngëneelug yàlla bu mu def ci yow loolu da koy tegtal waaw dégg nga kon mu ne koo képp koo xamante ne kon danga koo def ngir lan Sayyidna Xadar sa voilà maanaam teew 40 fois moom Hizbu Sayf yi dana teew léegi nag moom mu ne kon dafa am ay charte yoo xam ne yu wax la ak yulli day ak coono mu ne bi xaysu ci anam gi nga xam ne yakunu dana nekk fii qaabiliyatin misaajika maanaam qaabiliyati moom mooy nga dëppoo maanaam mu am prédisposition yu mat dégg nga misaajika sax maanaam mën a jaxasoo wala sa yaram maanaam ni mu mel maanaam sa façon te hayyu mën a waajal li liqaa'ihi ngir mën a dajoog moom maanaam kon yow il faut que nga mën a daje maanaam nga am préparation bu spirituelle bu adéquate ak mën a taseeg moom wa munaasabata ak bu askanonte li talaqi walla ngir daje minhu ak ci ngir mën a li talaqi boobu ngir mën a nangoo minhu ci moom il faut que tamit nga am prédisposition yoo xam te ne da ngay mën a recevoir ci moom lim lay wax nga mën koo jàpp bu dee soo gisee doo mën a doo mën a maîtriser waaw parce que tout simplement amuloo doole spirituellement pour mën ko téye li mu lay wax tamit doo ci jàpp dara li mu lay jox doo ko mën a nangu voilà dégg nga wa daamat dégg nga boo tax de sax na ala xijaabi ci sa kiiraay wa mulazamata ak saxoog moo taadaka sak li nga baaxoo xadaraka moo tax mu teew da boobaa dana la teew ci yow wala yaraahu waaye du ko gis ba faraka sa gis-gis wa yuqimu boobaa mu sax nag alxujjatu lay alayka ci yow intaha fi maanaam su fekkente ne yow dangaa nekk koo xamante ne amu approprié wu la boo jàngee 40 fois ay doo ko gis moom nag dina ñëw teew mais problème bi mooy yow yaa amul maanaam yaa approprié wu yaa amul prédisposition pour mën koo gis ce qui fait que la moom dana fi nekk mais sa bët du ko gis ce qui fait que boobaa sa kiiraay moo fi sax voilà nii voilà et que maanaam day am kiiraay bu dox seen diggante rideau yi nekk fi voilà nga mel ni nga meloon rek bu la xool boo xoolee doo gis dara bu boobaa lay bi day daal taxaw ci sa kaw parce que en tout cas yow def moom ñëw na yow yaa ko gisul voilà waxuñu woon da nga koy gis da ndël fi ñëw dana fi teew na
voilà li xuduri voilà teew na yaa ko gisul voilà yooyu moo tax yooyu yëpp tamit ay kii la waaye waaw sikkar sàngam ku ko def day tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam bon am na ci nag yoo xamante ne effectivement même ñu koy wax ñoom ci seen bopp xamuñ ci dara dañuy wax rek naan sikkar sàngam ku ko def da ngay gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg ñu wax wala xeetu wax yoo xamante ne parfois sax léeg-léeg ñu wax ay tur yoo xam ne am na ku ma ci déggoon mu wax ci fàtte naa ban tur sax la wax mais tur boobu mu wax ne parce que yent bi saa sam kooku moom mujjoon ci bàmmeelam nangam bi mu kii mais lay sa bi sax yaa kooku voilà ñëpp xam nañ ni ñi roboon yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo fa mujjoon te tur boobu néew fa woon turu kooka ñu wax néew fa woon nga xam nga jaaroom dafa daanu moom après xaw mu for ko woon nangam amin mais néew fa woon xam nga mos nañ koo déggoon de si waaw si te ni mu deer tur bi sax moom ni mu ko waxe sax munul kii parce que yaakaar naa dafa am gë ci digg bi te gë arab bi amul loolu déedéet la am wala ka waaw wala xë waaw boobu la wax ka xa 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 yii lañ am voilà mais amul gë voilà dégg nga bi mu tee kon léeg-léeg nag mu am ñaan yoo xamante ni effectivement ko def da ngay gis yent bi sallallahu alayhi wasallam bi ci gën a siiw mooy juróom-ñaari jawharatul kamaal ba pare nga ànd ak laab tëdd fu laab boo ko saxoowee da nga ko gis sallallahu alayhi wasallam loolu moom ku ko saxoo di ko def da nga ko gis ku saxoo bala ngaa tëdd nga ànd ak laab jàng juróom-ñaari jawharatul kamaal tëdd fu laab boo ko saxoowee da nga ko gis sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam am na benn mbokk bi muy gis yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy njëkk a gis mais deuxième fois bi te depuis jour boobu bi mu ko gisee nee na après borom subhaanahu wa ta'ala da ko wërsëgalal mu di ko gis régulièrement jour bi muy njëkk gis yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog wasifa mooy deuxième fois bi ñuy wasifa ci jàkka ji moom mu toog jël kursam jëlul wér nag wasifa comme moom maanaam topp leen bi mu yegsee ci juróom-ñaari jawharatul kamaal yi mbaxanaam comme sa bos bii la yoroon bu weex nii mu simmi ko teg ko ngir mu représenté mbalaan bi donc ba juróom-ñaari yoo jàng kii bi mu wax ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ne daf ko bëgg gis naa ko ci guddi googu mu gis ko sallallahu alayhi wasallam boobu moo nekk ñaata 58 59 mu ne wa man araada képp koo xam ne namm na an yakuna ci mu nekk addu waxoo noonam habiban di soppe loo di ko ñeel fal yaqra'u na jàng hizbu sayfi salaasa marratin ñetti yoon dégg ku bëgg sa noon mujj wëlbati ku nekk sa soppe na nga jàng hizbu sayfi ñetti yoon waaye wa fii kulli ishaaratin ci ishaara bu ne am na place ishaara yi dinañ leen wax insha allah dinañ ci ñëw
yaktubu mu bind mawdi al isharati bërëbu ishara bi ala kaffihi ci loxoom place ishara bi mu bind ko ci tënkam wa yuqaabilu mu jàkkaarloog bihi ci moom jaanibal aduwi wàlluk noon bi fan la noon bi féeti mu ne wax yasiru dana mujj nekk koo xam ne saddiqan ab xarit lay doon ab maanaam voilà xamiman ku sopp min saatihi ca saasi voilà day daal di mujj nekk soppim ca saasi dootul nekkati noonam ñu yem foofu insha allah jotaay bi ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun